li ma gisoon ci moom xamoon ko it ci moom ndax presse ak journaliste yi daanoon wax ci moom itam muy am loo xam ne lii dafa doon wax mu jëm ci politique u Sénégal moo di ne te loolu daf ma marqué woon lool saa yu yëkkatiwaan kàddu rek dafa ko doon jëmale ci li nga xam ne lii moom la jàppoon mu war a gën ci Sénégal war a gën ci Sénégalais yi. ñu ngi koy jaal di ko jaal mbokkam di ko jaal parti bi mu bokkoon muy PIT di ko jaal it mbooloom sénégalais ndax ci dëgg-dëgg personnalité politique la woon ci suñu réew te alternance yi ñu dund maanaam évolution majeure li nga xam ne lii mën nañu jàpp ne ay soppi yu amoon solo la ci suñu démocratie ci dëgg-dëgg saa yu amee rek moom amoon na ci wàllam bu mat sëkk. jaajëf alors ñu dugg rek ci waxtaan wi Myriam wax na ko léegi ci mbirum Petro-Tim lañ koy doore alors coow li bëri woon na d'abord monsieur le ministre yow da nga bokk ci biir vidéo boobu document boobu alors tey nan la BBC contacté. BBC ay journaliste lañu defuma sax na ñoom nañ ñi yéen ndax yéen dama ñëw fekk si leen. tout à fait. waaye ñoom dañu ñëw ci man laaj man dañu nekk Sénégal am loo xam ne lii ñu ngi ciy def benn émission benn enquête bëggoon xam ndax bëgg nga ci bokk ndax dinañ la mën a poser ay questions ma ne la waaw ñu daal di ñëw ci man noonu la mbir mi amee. d'accord coow li bëri na gis nañu procureur def appel à témoin alors bañ ci commencé def ak wax ba léegi est-ce que sentir nga ni am na ay avancées ngir dëgg feeñ. nañ wax lu leer te gàtt président Macky Sall buggul mbir mi avancé looloo am moo tax it appel à témoin am appel à témoin ci lan. ku xam na ñëw boo ñëwee it ñu jéem a xam ndax corruption am na maanaam ndax ci mbir mi am na koo xam ne jënd nañ ko jox ko xaalis mu jot ca te muy xaalis boo xam ne dañ ko làq waaw lu ñu làq de dina jafe feeñal xam nañ ko moo tax ñu topp mbir ma ca boobu yoon waaye xamoon nañ ne itam appel à témoin bi du am mucc waaye teewul ñu jóg dem wax fa liñ fa war a wax ndax am na solo sénégalais yi xam ne liñ fa war a wax nañ ko fa li ñu war a xam nañ ko. waaye nag ñu ut itam suñu coobare bopp ndax ñun li ñu ittee mooy dëgg bi feeñ responsabilité feeñ mu leer ñëpp ndax bu fekkee ne jafe na lool mën a indi loo xam ne dina doon dëgg ñu xam ne diw jot na xaalis ci biir corruption maanaam ñu jënd ko loolu dina jafe dina metti waaye mais am na lu am ñëpp xam ko ñëpp nangu ko Macky Sall xam ko Aliou Sall xam ko ministre Aly Ngouille Ndiaye xam ko mooy faux dafa am usage de faux dafa am violation de la loi du Sénégal dafa am waaw te ñu jaaree ko ci loolu ñu daal di xaar bi ñu xamee ne ñoom bëgg ñu teg mbir mi ci boobu yoon ñun ci biir congrès de la renaissance démocratique daal di jàpp ne dañuy daal di def benn plainte jëmale ko ci loolu dinaa ci dellu si lu tax ma ne loolu moom amul sikki sàkka amul ñaari wax te li lay wan ne sopp ñu feeñal dëgg yàkkamti wu ñu feeñal dëgg mooy plainte bi déposé nañ ko ëpp na weer waaye ba tey ba sànq amuñu ci tontu li tax nag yoon boobu kenn mënu ko bañ mooy lii xanaa nga ne du ma doxal yoon foo dafa am te ku ne nangu na ko ndax Petro-Tim ak Frank Timis waruñu woon jot permis de recherche ak d'exploitation de pétrole musoo dégg Macky Sall wax ko musoo dégg Aly Ngouille Ndiaye wax ko musoo dégg Aliou Sall wax ko. kenn mënu ko wax. alors monsieur le ministre yow. jamono jooju ma jeexal loolu. kon loolu am na naka la mënee am permis mi ngi ko amee ci ñu bind ci rapport de présentation loo xam ne li amul c'est faux
ba jox ko permis kon faux am na usage de faux am na loolu day leer nañ waaw nañu teg mbir mi ca boobu yoon ba yëpp leer ñu xam kan moo def lan kan moo defut lan. alors permis bi nga xam ne joxe nañu ko yow jamono jooju premier ministre nga lan moo tax nga signé ko te vérifié woo ko. gis nga liggéeyu gouvernement dafa am ni muy doxee ku nekk ak sa wàll gouvernement du ministre am na maa ko ilif ministre am na bu demee ma liggéey li muy liggéey ministre am na bu liggéeya ma ne ko du nii man maay signé yow doo signé décret de répartition bu président de la république signé mooy indi ministre bi am wàllam te keneen amu ko tout premier ministre munu ko ku nekk ak wàllam ku nekk ak sa responsabilité li premier ministre liñ koy laaj mooy coordination de l'activité gouvernementale waaye munul li ko indi sax boo ko seetee ministre bu xasee ba jël congé par exemple dañu war a bind beneen décret ne diw dem na congé diw moo ko remplacé donte premier ministre a ngi toog wala ñu ne premier ministre moo ko remplacé bu boobaa xëy na premier ministre mën ko liggéeyal seetal bi Thierno Alassane Sall demee génn gouvernement ndax premier ministre dafa tëb rek signé ak Total mënu ko dañu jëkk a génnee décret ne premier ministre doon na léegi ministre de l'énergie mu soog a mën a signé kon ku nekk ak sa responsabilité ministre bi nga xam ne bii moo yore mbirum mine ak li jëm ci pétrole service bu munti am ci Sénégal di liggéey boobu liggéey moo leen ilif moo war a liggéey bi ba ñëw présenter décret loolu di benn kon c'est sa responsabilité moo ko moom ñaareel bi lan mooy indi premier ministre waxuma mu signé waaye mu contre-signé tubaab la c'est pas la même chose contre-signé boobu dafa am lu mu tekki président de la république moom décret mooy joxe ndigal décret mooy ndigal boo xam ne bi président de la république joxe na ko musoo dégg te que Aliou Sall biñ ko falee directeur général de la caisse des dépôts et des consignations li mu ci teg mooy dafa gërëm Aliou Sall gërëmul premier ministre décret président de la république moo ko moom waaye président de la république bu signé ba noppi décret boobu ndigal bi gouvernement bi yépp ko moom ndax dëgg la dinañ ca bind mooy dernier article ministre bii moom laa dénk liggéey bi waaye gouvernement c'est un organe solidaire ni koy tubaab bi di waxee kon mën nañu sori ba ministre boobu soxla ndimbal ci yenn gouvernement bu boobaa nag ci lay premier ministre di ñëw di leen dajale joxe coordination kon contre-signature li mu tekki mooy joxe nga ndigal ci turu gouvernement bi nangu naa ne dinañ ko jëf dinaa góorgóorlu ba saa yu amee. li ñu bëgg a xam mooy lan mooy sa responsabilité. ci contrat boobu noonu mais aw ma ci benn responsabilité maanaam faux bi. aw ma ci benn responsabilité te li koy firndaal ndax man nekkuma fi naan du ma doon sama avocat bopp mais rapport IGE génn na rapport IGE génne na képp koo xam ne am na ci responsabilité turam feeñ na waaye ndax gis nga ci turu premier ministre amu ci responsabilité gis nga nag même président de la république mën nañ ko nax ci décret te amoon na fi Mamadou Ouri Diallo kooku nga xam ne dafa doon jaay ay faux médicaments ba ñu tëj ko libéré nañ ko grâce bon Khalifa Sall moom ndeysaan mi ngi des ca kaso ba waaye moom libéré nañ ko jox ko grâce président bi mu ko yëgee lan la wax dañ ma nax. d'accord ku ne nit la. yow da nga jàpp ne mën nañ la nax ci mbir mi. ne la wóor ne bu ma xamoon ne li ñu bind ci rapport de présentation bi maanaam wax ne Petro-Tim société bu am doole la yore xaalis bu dul jeex xarañ lool ci lépp lu jëm ci pétrole mais duma ko signé. damay bañ am na loo xam ne nanguwuma ko signé man biñ ma indilee avenant contrat bu Big Togo
te loolu bind naa ko dama koy wax ndax bind naa ko ba mu leer ñëpp mais dama ko bañ a signé ndax mënu ma woon ànd ak lii liñ ma doon laaj. d'accord man Sénégal moo ma ñor ak intérêt Sénégal waaye ay defanteeg lu neex Aliou Sall ak lu mel noonu ça peut pas m'amener. d'accord wax nga ni dañu la nax bindoon nga lettre président de la République ci mbir moomu ndax lettre boobu am na suite. li ko wax am na solo lool ndax niñ ma naxee man noonu lu ñu mënoon a nax président de la République wax naa ko sànq ndax nañ ko ci Mamadou Ouri Diallo. buñ la naxee nga gis ne nax nañ la ndax doo yàlla mën nañ la nax buñ la naxee nga gis ne nax nañ la lii yoon nga jéem a xam lu tax ñu nax la ak ku la nax loolu la def ci Mamadou Ouri Diallo dafa ne déclenché naa enquête kon man bi ma gisee ne nax nañ ñu ndax ñaari signature am signature am ak sama contre signature dama ko bind ne ko président lëf am na nax nañ la nax nañ ma lii ak lii ak lii indi na ci kaw loo xam ne lii du dëgg ci biir rapport de présentation indi na ñu jël suñu pétrole jox ko benn Samba Boy te Samba Boy boobu lettre boobu def naa ko ci mi ngi liggéey ak Aliou Sall lu tax ma préciser ko ndax loolu itam daf ñu ko làqoon waaye loolu boo ca jotee ma teg ci na nga ubbi enquête administrative ak judiciaire lettre bi dafa leer nañ mi ngi fekk may waxu ca dara. ba léegi amul suite. ba tey ba sànq amul suite. 2016 nga ko bindoon bindaat nga beneen yàggul dara. 2016 laa ko bindoon. boobu bi nga bindaat bu mujj bi bindaat waaye mais c'est un scandale gis nga Sénégal dafa am loo xam ne lii day ni innama ku ne de gisoo ko mais président signé na décret boo xam ne c'est un faux moo ko indi faux boobu tax na ñu violer la loi sénégalaise ñu teggi yoonu Sénégal faux boobu indi na ñu lor Sénégal ci ay milliards yu dul jeex waaw lii yoon kay buñ la koy yëgalee mooy nga ubbi enquête. yow li nga jàpp ne da nga juum ci mbir yi mën nga ci trompé wu ndax président Macky Sall tamit comme ni nga ko waxee jàppoo ne ba tey ji dafa juum. ah waaw mais nee naa ko 2016 ma ne la attention dañ la nax du juum. dañ la nax dañ ko trompé en fait. ah c'est parce que c'est du faux c'est intentionnel c'est pénal c'est intentionnel dañ la nax jógal ubbil enquête administrative enquête judiciaire defu ca dara mais kon xamoon na li am nañ ko wax tëdd mu leer dafa xamoon ne lii am na te du yoon te nag ma wax la dara xamoon na ko waa BP ak waa Cosmos xamoon nañ ko itam kon li ci gën a metti mooy toll nañu tey foo xam ne ba tey dabu mën na am waaye na jóg ba tey c'est pas trop tard waaye nax nañ ma signé naa enquête ma dabu mun na am du ma def dara. naka la koy daboo. mais décret boo xam ne bi faux moo ko lal violation de la loi mais da nga koy retirer boo ko retirer waxuma nag ndax ca dëgg-dëgg waa Cosmos ak waa BP am nañu liggéey boo xam ne bi liggéey nañ ko ba pare kenn waruta foqati mbir mi ci seeni loxo ci sama xalaat man waaye am na wàll boo xam ne justice a ko war a doxal waaye loolu sama position la waaye nag jël ay milliards yu dul jeex 90% le Frank Timis amoon 30% yi jaay na ko mu jural ko 250 millions de dollars kooku kenn bañu ko ki ko fay moo ko wax mooy BP kon mën nañu jàpp ne 750 millions de dollars moom la 90% yi représenté waaw ndax yoon la koo xam ne ëpp la xam-xam yow ëpp la aleel ndax ay capital yu 5 millions ak yooyu la taxawal société ñu teg ci loxoom 420 milliards de francs CFA mais loolu du yoon war nañu toogaat ak BP ak Cosmos ne leen li ngeen fay Petrotim ak Aliou Sall na dellu si ci loxo Sénégalais yi
ndax ñoo ko moom te xamoon ngeen ne niñ ko jotee faux moo ko indi te ni ko juriste bi di waxee mais le faux corrompt tout, la fraude corrompt tout. kon ba tey dabu mun na am waaye doo mës a dégg dina jafe de. d'accord Macky Sall jóg ci boppam ne nañu jéem a dabu li ñu mën a dabu ba noppi nag waxuma sax li nga xam ne lii génn na ba noppi bëkkale lekk ko wala moom ci boppam wala ak ba bokk kook ñeneen waaye am na loo xam ne dina ko joti fileeg ñeent fukki at te loolu kenn bañu ko ki nar a fay bañu ko BP président BP wax na ko nee na c'est accord secret waaye am na ndax nag tubaab yi am na fen boo xam ne duñ fa àgg waaye c'est secret waaye ma tegal la ci leneen mais nañu jéem a xam lan la ndax dégg naa président de la République naan 10 milliards de dollars kooku c'est mais yoon may na ko ndax mu ngi ci contrat bi mu signé Sénégal signé ko ak ñoom Cosmos. Justement, monsieur le ministre. bu buggee xam la ca ne am na clause yaakaar naa article 40 et quelque la woon fàttaliku ma bu baax waaye na laajte ne mais secret bi warul sama digganteeg yéen wax leen ma ñaata la. sànq yaa ngi wax ci mbirum Big Togo lan moo ci nekkoon ba nga lànk bañ ni doo ko signé. di sa Big Togo loolu dafa metti nettali dina am lu ma ci mën a wax ndax dañ ma ci tooñoon ma war a feeñal dëgg am itam xëy na loo xam ne dina jafe ma àgg fa dañu toog jàpp ne Sénégal lii mën a en 2012 ñu nga en avril 2012 li mën a tax comme gaaw a jóg moo di woon ñu toppatoo mbéy fay daal ko lool am lu bari luñ ci def ak tourisme ndax daanu woon na nekk di ci góorgóorlu jékki-jékki ñu ne ñu dañuy indi visa kan moo koy toppatoo ne da ngeen seet seen biir bu boobaa en tant que premier ministre maanaam sama liggéey doon coordination bi ma lay wax ma oote bépp ministre boo xam ne yaa ngi liggéey ci mbir mi ministère de l'intérieur tourisme ak ñooñu ñu toog am lu ñu jàpp ne attention visa xëy na war na am ci ñu ndax sécurité waaye bu mu yàq tourisme maanaam ñi jógee bitim réew di ñëw di toog ci Sénégal di jaay seen alal ci biir Sénégal di liggéeyal hôtel Sénégal ba xale yi nekk ci hôtel yi di ci liggéey ñiy jaay ay masque ak yooyu di jaay loolu yëpp daal doon loo xam ne doon na njëriñ ci Sénégal ñu daal di jàpp war a taxawal loo xam ne benn visa bi ci boppam jot ci dafay yomb ñaar li nga xam ne lii moo doon këyit bu visa dinañ ko mën a taf ci passeport ci njëg bu néew ba ñu def consultation ba àgg ci 625 francs maanaam àggutoon sax 1 euro ñu daal dina lii day la ñu jàpp mu war a mën a doon visa Sénégal te bañ a yàq tourisme ñu ne ñu noon du lii ñun li ñuy jàpp mooy visa Big Togo société bu mu yor tuddee ko Enda yaakaar naa may fàttale ko Sendai visa ba jëm ca 50 euros voilà dégg li ma la wax de coût de visa 1 euro ñu jëm ca 50 euros juróom fukki euro ba noppi nag jàpp ne ñaar fukk ak juróom yi maanaam genn wàll ji Big Togo moo ko moom ñaar fukk ak juróom yi Sénégal ko moom waaye Big Togo 50 yëpp lay jël soog a delloo Sénégal genn wàll ja waaye bi ñu demee ba ca kanam ndax loolu itam signé wu ma ko def benn ministre boo ko signé te ministre des finances yeggu ko ministre de l'intérieur ba woon waaye bañ ca génnee ñu jékki-jékki rek ñu ne waaw Big Togo day jàpp nañu ne ñaar fukki euro yeeg juróom yi nga xam ne moom la waroon a jox état mën na ko denc
liggéeyal Sénégal ay gouvernance ak ay préfecture mu doon mbirum caaxaan boo xam ne génnee ma contrat ne ma damay signé ma ne du ma ko signé ndax contrat bi lii nekku ci lii soxla nañ ko boo nee gouvernance fan ci Sénégal boo nee préfecture fan ci Sénégal prescription technique yi lan la waaye ne rek nañ ko bàyyi mu tabax te ni mu mujjee dañu daal di tëj ay hôtel dàq xale yi doon liggéey tourisme bi daal di sooxe mu indi lan waaw kon nañ ko bàyyi ndax daal juum nañu ci am na lu mu yàq ci Sénégal kon nañ ko bàyyi ba pare nag ne ko demal waaye tegal nañ la 12 milliards loolu la yóbbaale. yooyu yëpp kan moo ci induire en erreur le président de la République Macky Sall ban nit moom moo koy defloo wala di ko signaloo après ñuy retiré wu wala ñuy persister kan la. mais mooy décider. lui seul mais Sénégal xam nga ni muy doxee benn njiit fi am un président de la République bi muy am premier ministre benn njiit fi amoon. premier ministre daf ko ci doon dimbale rek waaye loolu sax bañ na ko léegi nee na premier ministre soxlatuma ko man ndonga la kon lii bu amee nañu bàyyi di xalaat ne am na ay ñu koy nax ak yooyu moom ci boppam mooy décider ndax bi Togo bi may jëkk toog ak moom te maa ngi woon sax ak bi may génnee communiqué bi di tegaat dëgg dama génne bés ba ak waxtu ba c'était à 18h waaye benn altine la woon sax yaakaar naa mais bi muy jëkk ñëw ci man dafa ñëw ne man xaritu président la ma ne ko bon c'est bien na nga def ça va mu dem yoonam c'est tout mais réew mi amul loo xam ne mi ngi fay dox te du président Macky Sall moo koy décider c'est pas possible bon am na itam loo xam ne nit yaa ngi koy def xëy na di këpp kees ak yooyu bon du leen topp ci loolu am na ndax nag sax bu génnee dossier ñu fàtte ko du leen topp ci loolu ndax dañu ànd ak moom waaye yaakaar naa xanaa du leen ci jox ndigal waaye lu bëri de décision yu bëri yoo xam ne dañu am maanaa mais ci moom lay jógee moo ko jël il n'est pas induit en erreur. d'accord ci rapport de présentation bu njëkk ba bi fi Ablaye Wade nekkee man si boobu laay ñëwaat boobu nga xam ni Karim Wade moo ko defaroon papaam ak ki fi nekkoon premier ministre jamono yooyu muy Souleymane Ndéné Ndiaye fan yi ñu ngi dégg ni décret boobu baaxul woon rapport bi baaxul woon alors kon ban moo ci baax yow bi nga ñëwee fekk si leen. gis nga loolu yëpp ci jéem a réeral nit la contrat am na. dañ ko war a signer loolu la yoonu Sénégal dogal dëgg la contrat amoon na boo xam ne Karim Wade ko signé ak président Ablaye Wade waaye contrat boobu amul njëriñ te signé wuloo décret boobu nag dëgg la am na loo xam ne Ablaye Wade président Ablaye Wade signé woon na ko waaye kenn numéroté wu ko kon génnul amul valeur. décret bi nga xam ne moo tax contrat bi mën a am doole ba Petro-Tim ak Frank Timis jot li ñuy jot mooy décret bi Macky Sall signé en 2012 loolu dafa war a leer itam. maa ngi la doon dégg sànq nga wax ne dañ la trompé ci li nga signé mais beneen tamit loo xam ne bëgg naa ko xam est-ce que bi président Macky Sall di sant liggéey waa IGE est-ce que yëgoon nga ko. yëguma ko loolu itam yëguñu ko xaw ma woon ne inspection générale d'État mi ngi liggéey ci mbir mi ndax inspection générale d'État itam dafa bokk ci prérogative président de la République. ñoom moom lay liggéeyal waaye xamuñu ko woon. mais yëgoo ko te mën nañu jàpp ne dañ ko bëggoon a làq ndax rapport am na te kenn gisagu ko donte mi ngi circuler ci réseau yi waaye loolu yëpp yëguñu ci dara. maa ngi gis nga mbirum Petro-Tim bi ki ma ci jëkk yee tuuti mooy seen benn collègue c'était en octobre 2014 Mamadou Ibra Kane moo ma ne mais signé nga benn décret bu dem ci Petro-Tim ba loolu lan moo ci nekk ma daal di door enquête am ñu ma ci dimbale bu baax a baax ku mel ni Baba Aydara ci laa dajale élément yëpp nan la mën a dalee tamit. mais xam nga ñaata gis nga bu ma doon nañ jàpp rek ne nit yi liggéey nañu dossier bi
xam nga dossier bu mel noonu ñaata at nga koy liggéey au niveau des ministères au niveau Petrosen au niveau direction des hydrocarbures ñetti at ñeenti at juróomi at boo nee projet de décret bu ñëwee ak premier ministre daf ko war a seetaat moom vérifier ko yëpp mais liggéey boobu dina ko jël xanaa 5 ans ou 6 ans. kon da ngaa signé ba pare door a leerlu door a laajte. waaw mais gouvernement dafa am ni muy doxee le ministre est responsable mais du tooguñu ci gang mafia da nga koy wóolu fa nga wóolu ko. mu liggéey bi ñëw ne lii moo am mi nga gëm ko mi nga dossier bi. mais la confiance n'exclut pas le contrôle monsieur. mais pas attention organe de contrôle yi c'est pas le premier ministre ah. organe de contrôle dafa am tudd nga ko sànq muy IGE. parce que sa démarche bi ñu bëri daf leen jaaxal un premier ministre boo xamante ne moom ci boppam mi ngi wax forfaiture mi ngi ŋaññi njiitu réew mi alors que moom bi mu fiy nekk ci la ñu signé loolu démarche bi dafa jaaxal ñu bëri aussi. waaw mais loolu mën na jaaxal koo xam ne xamul Aliou Sall wax na ko ci sa première conférence de presse après le reportage de BBC. non loolu mën na jaaxal ku xamul lii contre-saint ak ni gouvernement di doxee mais responsabilité du ministre sur le secteur technique elle est pleine et entière premier ministre amul ci responsabilité mais loolu dafa war a leer mais président de la République mais man mënuma jox ndigal premier ministre mu mënul jox ndigal ministre c'est pas possible mën naa coordonner waaye liggéeyam moo ko moom lañ ko dénk mais c'est ça le problème les bons journalistes bu ñu war a poser question benn invité mais du ñu jot ndigal parce que c'est leur responsabilité. Tout à fait. ku nekk ak sa wàll ministre des mines ñu ngeeg ay junney collaborateurs ñoo xam ne ñu ngi koy liggéeyal ni ma la ko waxee sànq di ci liggéey ay at mais man maa ngeeg benn conseiller boo xam ne day toppatoo mine ak industrie son travail c'est pas de contrôler loolu amul li ko firndaal sax mooy man bi ma jógee ba jóg ne lii foog ma enquête ko ba xam li ci ne mais ça m'a pris 1 an et demi at ak genn wàll liggéey naa ci mais loolu dama ko mun nekk premier ministre bés bu nekk décret ñëw may liggéey at ak genn wàll ci benn décret pour seetaat li nga xam ne lii ku nekk liggéey na ko ñu war ci dellu si c'est ça le problème. Et puis responsabilité pénale itam dafa am solo. surtout. oui ki jëf moom ngay topp mais munoo topp ko jëful kan lañu war a topp tey kon. rapport de présentation moo am faux information erronée war nañu topp ki ko signé mooy ministre Aly Ngouille Ndiaye am sax lu ma ci dolli boo liiree rapport de présentation bi li ci mujj mooy tels sont monsieur le président de la République et cetera maanaam ministre bi ci boppam de l'intérieur bindul premier ministre président de la République lay bind ne ko lii moo am te muy dëgg méngoog yoon waxut monsieur le premier ministre de monsieur le président de la République la wax kon waxtaanam la ak président de la République moo ko signé dañ ko war a topp yoon waaye boog mu mën a wax ne signé naa ko waaye man it liñ ma ci wax du dëgg bu boobaa nga yéegaat ndax yaakaar naa ne ministre des mines du taper machine bay génne rapport de présentation am na fu mu jógee direction des hydrocarbures Petrosen kon am na foo xam ne loolu génn na ba ñu duggal ko ci rapport de présentation waaye nag mu des wax nga ko sànq 2016 Abdoul Mbaye bind na lettre ouverte attention ndax nañ ñu jógal lu tax jóguloo. après Aly Ngouille kan lañ ci mën a tuddaat personnes yi nga xamante ne comme ni la ko Ndeye Dimet laajee ñoom laale nañu ci mbir mi te tey bu ñu doon topp tey ñoom la ñu war a. waaw mooy ki nekkoon directeur des hydrocarbures directrice des hydrocarbures ndax moom mooy rapport de présentation bi di ci moom lay jógee ak
information yi nga xam ne ndax ki doon waxtaan dëgg ak Petro-Tim c'est la société Petrosen kon ñooñu itam war nañ leen a déglu. alors ñoom dinañ wax suñu coobare bopp la baa ñu wax dañu ci jox ndigal bu boobaa mbir mi leer waaye nañu enquête. looloo am solo gis nga lii yëpp waxtaan la ana responsabilité mais nañu ubbi enquête bi foo am na ni ma la ko waxee loolu kenn bañu ko. bi nañu enquête appel à témoin la ñu def. non appel à témoin pour rechercher. non appel à témoin personne susceptible d'avoir des informations na ko indi. joxe ñu xool non waaw mais am na ay enquêtes yoo xam ne dañ ko suul. amoo ci yaakaar yow appel à témoin du fii rek du Sénégal rek yéen enquête lañu suul. am na ay enquêtes yoo xam ne dañ koy suul mais enquête boo xam ne jóg nga di outil ji loo xam ne doo ko mën a prouver corruption. nee nañu corruption moo tax ñuy enquête. mais est-ce que gisoo mais faux bi moom dafa am ku ne nangu ko waaw nañu enquête ci faux bi. waaw mais est-ce que ndax dégg nga yow Macky Sall ne Franck Timis jot permis exploitation pétrolière dafa tegu ci yoon. dégg nga ko mu wax loolu. non mënu ko ndax du dëgg waaw kon nañu jaarale enquête bi ci loolu. mais jàppoo tamit ni procureur dafa nekk ci démarche am ñu war ko nangul. maanaam mu. appel à témoin bi woo nañ nit ñi ku ci xam ci mbiru pétrole bi ñëwal nga wax ku ci xam dara nga ñëw ñu convoqué tamit bu ñu demee tamit dañu war a wax dañ nga gisee par exemple Thierno Alassane Sall moom dem na foofu waaye joxe fa benn xibaar. waaw mais kooku bon moom demul ndax dem na sax dem na. dem na mais waaw dem na wax nga dëgg mais dem na daal ci attitude républicaine noonu la ko waxee waxu fa dara bu fekkee ne yaa ngi ut loo xam ne mënoo ko prouver xam nga ne dara mënu ko firndaal yow li nga bëgg mooy mu bañ a sori ni ma la ko waxee corruption la ñuy utal xam nga ndax déglu ngeen l'émission du président de la République dafa ne joxe naa ndigal ñu uti enquête pour seet ndax corruption am na mais koo xam ne kii dañ la jox ci suufu taabal wala dénk la ko feneen fu dul Sénégal foo koy prouver nañu jaar ci li nga xam ne di ñëpp nangu nañ ko muy moom muy Aly Ngouille Ndiaye muy ku ne muy IGE muy Sénégal muy ku ne nangu nañ ne faux am na ci rapport de présentation. léegi nag na tegu ci yoon ñu xam kan moo responsable c'est ça c'est plus simple. kon lan ngeen jàpp ni moo war a nekk la solution pour mettre la lumière ci affaire boobule li nga xamante ne dafay laale ci Petro-Tim bi. solution ci lan ci procédure judiciaire bi. procédure bi voilà. ci procédure judiciaire bi solution bi mooy doyen des juges Samba Sall waaye dëggam plainte am na mais citoyen bu nekk mën na teg plainte waaye man mii day gaaw nañ ma teg plainte. topp ma ci usage de faux administratif ci laa xam loolu sax dafa am solo ndax loolu moo indi ma xam ci dara laajte naa ana faux ba tey wanuñu ma ko waaye man topp nañ ma ci faux administratif boo xam ne amul ma ñëw porter plainte ànd ceeg Mamadou Lamine Diallo ci biir congrès de la renaissance diplomatique wane kayit ba faux mi ngi nii ci sama dossier wane kayit ne lii faux la ubbi leen enquête mu bañ ba tey ba sànq. mais y a un problème kon dossier boobu mujjul fenn plainte bi ngeen waxoon lim ci ku ci mel ne Franck Vasile Timis lim ci it ki nga xamante ne Wang Jong kon tur bi moom dafa jafe ci ñu wax ko bëri nañu donc plainte bi mujjul fenn ba léegi nii. ba léegi ba sànq ñun porté nañu plainte ci yoon ordonnance de consignation la ñu war a jot mu jógee ci doyen des juges Samba Sall. waaye jotaguñu ko te am na ñoo xam ne am na ay plainte yoo xam ne dugg na boobu suñu bosa nga fa te am nañu seen ordonnance de consignation waaye Sénégal métti na léegi mais Sénégal dafa métti ana yoon yow amuloo faux en document administratif amul topp nañ la ci ba condamné la. nga ñëw porter plainte faux en document administratif ñu nekk. dina ñëw ci dossier boobu xam naa. mais c'est quand même terrible fu ñu jëm. voilà xanaa juste rek ñëwaat toujours ci mbirum pétrole bi alors am na ab commission indépendante boo xamante ne nii warado ñoom dañ ko proposer pour dëgg jib ci mbirum pétrole bi lan nga gisee boobu la proposition bu Alioune Tine def. gis nga ay commission indépendante ak yooyu moi je crois pas
mbir mi c'est pénal dañu teggi yoon dañu lor Sénégalais mais yi yoon ci mi ngi def liggéeyam ne ngeen yoon déjà non xaaral ma ñëw oui. dañu lor Sénégal ak Sénégalais ci ay junniy milliards ma wax la ko ma wax la ci dara gis nga mbënd mi di sonal Sénégalais yi inondation en 2012 dund nañ ko gaaw a taxawal liñ daan wax plan décennal de lutte contre les inondations PDLI ñu ngi ko présenté fin septembre 2013 ndax mbir mi vraiment metti woon na ku ne daal ñu xam ne lii Sénégal Dakar ak yeneen dëkk yi sax Touba Kaolack et cetera mënuñu dëkk ci mbënd mais plan boobu c'était 767 milliards 767 milliards ñu koy doxal 2013 waaye bi mu fa jógee lañ ko taxawal ba lii mën a am tey mais li ñu fay Franck Timis dong mënoon na jeexal lii. mais commission indépendante bi. ma alors comme ma ñëw ci mbir mi c'est pénal vraiment nañ ko teg ci yoon léegi nag ñaar moo mën a am benn justice du Sénégal nangu liggéey sérieusement bañ a indi yëfu tappale ak yëfu caaxaan. bu fekkee ne loolu am na kon li ñu def ni ay tappale la ay caaxaan bu fekkee ne loolu am na di uti corruption ñun waxuñu corruption li ñu wax mooy foo dafa am diw lekk na lii mu doon alal boo xam ne waroon na ñëw ci loxo sénégalais yi nga naan corruption non nañu topp mbir mi teg ko ci fi mu war a jaar. d'accord te bañ itam toog ay weer ak yeneen naan lii nañ ko fàtte ndax dafa nar a metti justice Sénégal nangu topp mbir mi ba justice internationale loolu rek a mën a am. d'accord may rectifier rek Alioune Tine mooy njiitu Africa Jom Center nekkatul RADDHO muy benn kii bu ndaw rek moo ci doon kii Fatou. alors am benn lien boo xam ne def nga ko sa benn tweet wax këru Macky Sall bu moom ci Houston wax ne ville la bi nga xamante ne Cosmos di partenaire bu Timis foofu la nekk loolu aussi bëggoon naa nga leeral ñu ci lien boobu ndax ku wax Cosmos wax Timis moom pétrole bi la ba tey génnuñu ci nga indiwaat ci leeralaat ñu ci ñu xam exactement lan nga bëggoon wax xam nga ñi ànd ak Macky Sall dañu ñeme tooñ ba noppi di wax loo xam ne amul boo jógee ne Abdoul Mbaye am na kër à Paris avenue Foch et cetera li ma la ciy tontu mooy benn awma kër Paris awmul centimètre carré bu immobilier boo xam ne am naa ko bitim réew loolu laa lay jëkk tontu li ma la ciy tegal nag mooy waaye ute nag président Macky Sall ndax moom am na kër Houston looloo am Houston nag foofu oui mais Houston mooy dëkku pétrole mooy foofu le siège du Cosmos nekk ce sont des constats c'est tout ce sont des constats. ñi ngi wax ci mbirum ci bëgg a xam dara nga gën a xóotal mais am na itam loo xam ne foog ma wax leen ko nag yéen ndax BBC liggéey na liggéey bu am maanaa waaye liggéeyu ko jéem a wan Sénégalais yi ne nax nañ leen et cetera moom yoonam ci loolu BBC liggéey na liggéey boo xam ne li ko indi mooy. seen entreprise bu ñuy wax BP di entreprise bu am maanaa ci ñoom bokk na ci deal bu yàqal réew bu ñàkk lu ne te loolu naq di leen mais am na wàll boo xam ne yéen a ko moom itam les journalistes sénégalais ndax démocratie nag ak société tout court mu war a mën a dox lépp tegu ci yoon ku nekk da ngay dox sa cër. waaye nee naa leen sànq toog naa at ak genn wàll di enquête ci mbirum Petro-Tim mais loolu du sama cër. sànq maa ngi la koy laaj. cëru journaliste yi la. sànq maa ngi la koy laaj ñun ñu soog a mën a ñëw. mais am na loo xam ne te ñun sax gis nga li tax nekk ci politique loo yëkkati rek ñu ne politicien baa ngi wax waaye du lii rek de li am dafa bari mais Air Sénégal. mais jóg leen ci les journalistes de leen enquête Air Sénégal exemple la rek mën naa ci teg ay yu dul jeex
Air Sénégal ñu ngi ko taxawal ci étude de faisabilité boo xam ne bi benn cabinet bu am maanaam ci mën ci àdduna ci mbirum aviation boobu cabinet ne bu leen jënd bii façon yi appareil avion yi moom bu leen ko jënd Neo Airbus 330 Neo bu jëkki-jëkki jënd yooyu avion mais quand même. scandale yi dafa bëri scandale yi mais dafa bëri te nag yàq bi bëri itam ndax Air Sénégal ni ma ko gisee walla na nag ci ñun ñëpp ñu jéem a góorgóorlu jéem a doxal compagnie bi waaye liñ ci duggal ci alal jënd ci ay avion ci ay njëg yoo xam ne njëg ba waru fa oon a àgg mais gisuma Air Sénégal mën a sori. maa ngi lay laaj sànq. te du loolu rek mën nañu toog tey émission bi yëpp di lim. tout à fait mais jóg leen enquête. ndax ñun politiciens yi da ngeen war a enquête ba noppi. ñi ngi def ñu soog a ñu mën monsieur le ministre sànq maa ngi la koy ñaan maa ngi la koy laaj sama njëlbeenu laaj. ma laaj la nan la waa BBC def ba entrer en contact ak yow nga ni ma c'est très normal comme ñun bu ñu la soxlaa mais dañu dégg ci waa pouvoir bi ñu ne yéen a dem vers BBC joxe fa xibaar yoo xamante ni mooy loolu ñu leen kaaleen ngeen ñëw Sénégal. waaw mais xam nga ñu ngi ñuy tuumaal waaye ba tey gis nga li am solo mooy dëgg feeñ. kon loolu am na lu ci nekk. amul lu ci nekk waaye nag wax naa la ko sànq de. action justice boo xam ne jéem nañ ko fii te mënuñu ko dañu dem à l'international tey leer ndax Sénégal moo ñu ko jaral askanu Sénégal moo ñu ko jaral waaye toog di tuumaal di wëkk kii na waaye may non c'est pas ça n'a aucun sens. D'accord. Mais li am solo mooy ndax lii ñu wax dëgg la am du dëgg. kon mën nañu xaar monsieur le premier ministre que ne combat bi yéen da ngeen ko fas yéene internationaliser ndax plainte bi elle est restée sans suite depuis déjà 1 mois. loolu am na bon dafa am nag démarche bu ñuy topp. suñu avocat ndax dañu bëgg a woon ne dañu bëgg Sénégalais yi xam naka la suñu justice di doxe teg nañu plainte toog nañu weer ak semaine amuñu ci tontu donte am na yeneen plainte yoo xam ne topp nañu suñu bos moo leen jiitu waaye ñoom am nañu seen ordonnance de consignation ñu daal di dafa am loo xam ne lii code de procédure pénale prévoir na ko dañ cay jaar chambre d'accusation ñu jaar ca ñu am lu ñu wax ñu seet noonu bu ñu demee nag ba mu wóor ñu ne ñii ñoom bëgguñu ca dara ñu daal di internationaliser. D'accord, monsieur le Premier ministre, pourquoi Sénégal renouveler contrat Orange te mënoon récupérer Sonatel? Loolu nag yaa ngi ma bëgg a laaj lu ëpp sama xam-xam. Ah oui. Ndax loolu te du loolu rek. yaa la Orange moo tax ma jël si boobu nga xamante ni tey jii gis nañu ni ay milliards chiffre d'affaires bu mag lay dugal fii ci réew. Bon d'abord société privée la am na ay licence Orange la waxtu. oui. am na ay licence yoo xam ne itam xëy na état moo ko yor moo koy joxe mais loolu très sincèrement gisuma ci ay loo xam ne li teguwul ci yoon. ak loo xam ne rakku président wala mbokku président wala kuy liggéey ak moom ci biir politique mën na ci jot dara. En fait je veux dire Sénégal mënu woon récupérer Sonatel quoi je veux dire. Attention gis nga boo war a nangu dara luy dox teg ko ci ay loxo yu dul yàq attention. loolu am na solo itam dañuy toog rek ne état mais bu fekkee ne état mooy gën a xeex nation ak réew mais bu ko dénk dara
c'est ça aussi. Il faut être sûr qu'on met ça entre de bonnes mains. Ressources naturelles yi nga xam ne moom nga alerté woon bind ci lettre du pétrole ak gaz kese wax nañu fi fer bi zircon bi nga xam ne mi ngi fii ci Diogo dans la région de Thiès gis nañu ni muy génnee par jour 2 rotations di aw port autonome de Dakar di dem mu mel ne sunu ay ressources naturelles yi nga xam ne fii ñun ñoo ko moom daanaka ñun Sénégal duñu fi jariñu qu'est-ce qu'il faut lan mooy solution pour ñun ñuy jariñu ci sunu ay ressources naturelles. nañu jaarale yépp ci audit waaye itam li am solo te loolu moo indi sama engagement politique mooy ñi ilif réew mi ñi nga xam ne ñi ñooy signé décret ak i contrat ñu jiital njëriñu Sénégal jiital njëriñu askanu Sénégal tout le problème est là tout notre problème est là waaye fileeg ñu ngi dénk réew mi ak li nekk ci réew mi ñoo xam ne ñu ngi politique jiital ci dinaa ci am lii man ak sama famille sama rak sama goro samay mbokk dinaa ci am lii man ak ñi nga xam ne ñi ñoo bokk parti mais loolu fii léegi noonu nga jàpp ne moom la Macky Sall yoree réew mi. dama ne du moom rek du moom rek te du ci Sénégal rek. te du ci Sénégal rek en Afrique aussi am na fi dafa am loo xam ne nit ñemew seetal président de la République toog na devant les journalistes RFI yem ca 10 milliards c'est pas 10 millions c'est ridicule gis nga foofu bu yemoon rek ci wax ne jox nañu pétrole bi société boo xam ne dafa doon liggéey ak sama rakk mais déjà ça c'est passible de poursuite. sama rakk mon frère. loolu bu doon chef d'État européen bu ko def da ngay démissionner ñu topp la yoon mais c'est un conflit d'intérêt patent te loolu nangu na ko wax na ko ca Jeune Afrique ne xamoon na ko mais Afrique dañuy yàlla dimbale ba waxuma mu may ñu ay nit ñu baax. nañu yàlla dimbale ba yeeñu ba ñu mën a taamul suñu bopp njiit ñoo xam ne bu ñu toogee duñu xalaat seen bopp ak li ñuy jël ci ñun waaye dañuy toog di xalaat naka la ñuy mën a dimbale ak saafara li nga xam ne lii mi ñuy metti ak doon tiis ci ñun. yaa ngi wax yeete alors est-ce que xam nga ni gazu Gadiaga bi ñu ngi koy exploiter boobu ba léegi ci lu yàgg. le gaz bi nekk Gadiaga. mais ça fait longtemps. mais boobu yaa ngi nekkoon premier ministre est-ce que dégg nañ la ci gaz bi. le gaz yàgg nañ ko. 74 yàgg nañ ko exploiter. bien sûr mais comme ni ngay dénoncer mbirum gestion pétrolière bi est-ce que Abdoul Mbaye mës na yëkkati kàddoom jëmale ko ci gaz bi nañ koy exploiter nga xam ne jaarul yoon. ku la wax na jaarul yoon. ay nit. bëri na ci ñoo xamante ne nii ñu ngi taxaw ni clairement que ni ñu ngi koy exploiter te tey jii nii am na sax ay reportages ak ay témoignages yoo xamante ne nii ñu ngi koy exploiter jaarul yoon. nañu auditer moom laa wax sànq ndax nit nag mu mënul xam lépp itam dafay am ay dossiers yooyu topp am yoo xam ne itam xamoo ci lépp. c'est pas mon rôle non plus d'être au courant de tout ce qui se passe waaye li wóor ba wóor mooy lépp loo xam ne war nañ ko auditer te loolu. fokk gouvernement ànd ci assemblée nationale itam am na ci wàllam waaye du bu nii mel ndax jóg rek ne damay topp 94 milliards ndax Sonko am na lu mu ci wax non mais li ëpp solo mooy affaire u pétrole yi. D'accord. ak toutes les concessions minières qu'on a pu donner lépp ñu auditer ko seet ndax tegu na ci yoon ndax am na itam loo xam ne dañ ko war a daw. doo jóg rek ne li fi amoon yëpp dama koy dindi et cetera ndax kenn du ñëwati te am na loo xam ne Sénégal mënulu ko boppam dafa soxla ñu ko ciy dimbale waaye dimbale ko ci dans la sauvegarde des intérêts du Sénégal kon loolu ñu war a loolu la ñu. am naa Myriam balaa ñu tëj partie pétrole bi rek ñu dem ci mbirum contrat yi am na tey ñu proposé dinañu ko xoolaat renégocier ko lan nga xalaat ci mbir moom renégociation des contrats. wax naa ko sànq. bu fekkee ne am na loo xam ne État du Sénégal signé na ko ci kaw faux ak fraude te loolu am na ci lépp loo xam ne jëm na ci Petro-Tim
donc ci Petrotim ak Cosmos ak BP loolu yaakaar naa ne dellu si ki ginnaaw am loo ci dabu mën na yomb c'est peut-être même pas très sûr ndax nag contrat la da nga ko signé bu fekkee ne foo amu ci waaye nga signé ko rek ci ni te gënalul Sénégal gënul ci Sénégal mais signé nga ko ba pare dem na loolu moom boo ci jógee dinañ ko au niveau international mën nañ la ci topp yoon ba gaañ la ci. waa COS-Petrogaz bu ñu leen déggee Ngouda Fall Kane moom wax na ne instant bi nii xel xalaatul logique sax nangu ko ñuy xoolaat contrat yi. loolu dafay non waaw loolu waxam la loolu seen wax la. mais ci COS-Petrogaz la président itam sax waxloo na ko yaakaar naa ci moom la jógee la COS kii la am na lu ñu ci wax mais man daal ci li ma jàpp man. mooy faux la fraude ça corrompt. D'accord. te gisuma naka la Cosmos mu ne jënd permis d'exploitation BP itam dikk jënd ci te tooguloo saytu fan la jógee lan na ko jox nga xam ne kii Frank Timis Samba Boy la ku ne xam na ko